ay jafe-jafe àdduna jàngoro wala bopp bu jaxasoo nekk ay mbir yu ñu mën a jànkonteel ci àdduna waaye bu mu la tax a jaaxle ndaxte yàlla wàcceel nañu téere bu sell bii di alxuraan teg ci may ay kilifa yu yàlla may ci wàllum xam-xam yu ko mën a làqati ba génn ci secret yu ñu mën a jariñoo kon nag moo xam muy góor di jigéen yow mii di ma déglu mag wala ndaw bul hésité gaawal gaaw nga contacter Serigne Mouhamed Diakhaté mu fajal say aajo ci nu mënti gaawee fépp foo mënti nekk moo xam nga nekk ci ay jafe-jafe mbaa jàngoro dal la mbaa nga bëgg a listixaar kon nag sama gaañi lépp luy wér-gu-yaram mbaa muy jafe-jafe. amati mbégte ak kontaante bu baax a baax jàkkaarloog yéen fii ci Sénégal Buzz 221 mbokk yi ni ñu koy defee ak yéen rek saa su ne di leen dalal ay ndaanaan yi nga xamante ne yéen a ngi leen bëgg a gis ni ko noonu rek tey la ñu ñëw fi nga xamante ne moo di Thiès nag bi ñu ko waxee bëri na ay ndaanaan bëri na ay artistes yi nga xamante ne ñu ngi fii waaye ñu dalal ci xale boo xamante ne sénégalais xàmmee nañ ko ràññee ko ndax lu am solo li nga xamante ne mi ngi koy jox sénégalais ñu ciy bég di ciy kontaan di papa alias Marlo tey nag moom laa dalal fii ci Sénégal Buzz 221 mon frère maa ngi lay siyaar bu baax Mar. waaw salaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp ñu ñuy seetaan à travers Sénégal Buzz 221. El Hadj di la nuyu. di la jox sa wàccuwaay di nuyu suma caméraman bu ñaawul bi. di leen wax ni maa ngi kontaan bu baax ci déplacement beeg dérangement bi ngeen def ñëw seet si ma. ku ne xam ni jot yombul. mais le fait que ngeen jóge Dakar ñëw ba Thiès seet si ma. voilà loolu moom wax dëgg yàlla maa ngi koy rafetlu bu baax a baax. di leen béggee bu baax a baax aussi. macha allah di ñu béggee bu baax a baax noonu la nuyoowee yaakaar naa ne loolu kàddu yu am solo la. waaye comme ni mu ko waxee rek ñu jógee Dakar ba Thiès ñëw seetsi ko li ko jar moo ko jar ndax ni ma ko waxee rek ndaw la loo xamante ne mi ngi béggal sénégalais ci loo xamante ni nag yaakaar naa ni sénégalais yëpp bëgg nañ ko ci. Marlo ci biir cinéma. kañ la Mar dugg ci théâtre laa bëgg ñu waxtaanee ko. waaw Marlo de wax dëgg yàlla je pense que ni bi mu duggee ci wàllum théâtre su matee 3 ans wala 4 ans ci la yem. voilà comme ni ma koy faral di waxee rek. man moom mën naa ni sumay mbir suñu borom def ci teg loxo. puisque voilà bi may doog a door mu ngi mel ne démb ci man. sama première sketch bi ma def. mu ngi mel ne démb ci man. te voilà mën naa ni téléphone la ñu dooree ah. filmé téléphone def ay sketch boobu TikTok sax amagul woon. ñuy def par ndànk-ndànk mu doonoon lu ma bëgg nag wax dëgg yàlla. parce que lii bettu ma ci woon. bettu ma ci woon mais xëy na yàlla buy xas ba dogal benn mbir kenn mënu ci dara daf koy def du dëgg. du jaam bi moom moo koy empêché wala dara. pour wax la ni bi ma tàmbalee ak léegi su matee 3 ans wala 4 ans ci lay yem. waaw affaire yi moom macha allah di ñaan yàlla nag mu gën a yokk. amiin voilà macha allah 3 ans yooyu noonu yaakaar naa ni bëriwul. mais naka la Mar géré li nga xamante ni moo di temps boobu noonu laata sénégalais di la xam. waaw loolu la xam nga li tubaab naan tout début est difficile. nit ki booy dugg ci benn mbir am ci gëm-gëm. au début nag lu ne di nga ko dégg. saa yi lii te nga xool leneen lii doo ci laa puisque voilà. dañu xëy rek. gis la ci écran yi ngay tàmbali wala boog ñu gis la ci yenn téléphones yi statut yi ñu lay dugal ci yenn affaires yu bagages yu sew sewaan yi comme en tant que xale wala boog booy doog a démarrer ci benn mbir. voilà da nga ciy dugg ak kaf di palaane di dem au fur et à mesure ngay dem may xamanteeg bon loolu moom du ma ko tàyyi di wax. may xamanteeg Alsane Gueye. ay Kombe. xamanteeg Gueye Teranga. Maxu Iradian Lay Saw. xamanteeg ñoom Aziz ñoom xaadim mi nekk ci mbetteel. gën mu baal ma sax cuuc nga ko ñëpp xamee. ñooñu aussi ñoom ñëpp bokk na ci ñi nga xamante ni bi may doog a door xam naa leen. et puis wax dëgg yàlla ñu doon ñoo nga xamante ni ñu ñàkk ki ñaan lañu. di ma gunge di ma woo par may def ay séquences yu ndaw au fur et à mesure may def ay séquences di def ay séquences ba yàlla dogal aussi tamit voilà. Alsane Gueye am benn projet. avant Alsane Gueye sax mais bon mën naa ni cas ak booy séeréer la ñu demaale. Kër Kombe la doon daw. cas ak booy séeréer ñuy dem di dem yàlla dogal aussi Alsane Gueye woo ma joué jiixi jaaxa am fa benn séquence. joué aussi choix de vie boo xam ne Laay Saw moom aussi tamit ak Maxu Iradian ñoom ñoo ko moomoon. encore une fois ma demaat jouaat ci appartement 2. appartement 2 nag mën naa ni voilà fa la lépp xewee. parce que appartement 2 bon ci la ma waa Pikine yi découvrir waxtaan ak man bi ñuy wax ak man sax waa jàpp ma ni voilà man lii dinaa dem jouer parce que mosuma xalaat ni dinaa génn Thiès. dem Dakar pour ay tournage ak affaire yooyu noonu quoi. mu contacté ma wax ma li may wax ma ne ko waa ok. bi ma ne ko ok nag bon ci laa ko fàtte génn ci sama xel ma ne waaye yi moom damay sonal rek naa bàyyi toog Thiès nii su ma defee tournage ba pare dem sama kër toog affaire yooyu noonu. puisque voilà yaakaaruma woon ni dina egsi fii. mais mooy li may wax au début.
yàlla bu la naree jàppale daf lay jàppale. voilà ñuy dem di dem ba yàlla dogal daal ni ma demee Pikine yi tàmbali di jouer ba nii macha allah di ñaan yàlla laf cat. amiin waaw macha allah di ñaan yàlla lafal cat waaye comme ni nga ko waxee rek xëy na ci yenn séquence yu ndaw yi nga xamante ne yaa ngi ci doon génn nànk-nànk tey nga ñëw Pikine yi li nga xamante ni tey moo di famille sénégalaise njëkk la jox la rôle li nga xamante ni moo di acteur principal. ndax yow loolu yomb naa dundee. waaw yomb na yombul. parce que man bi may dem xamoon ni sax man du ma ni acteur principal mais xaw ma woon ni sax ci acteur principal yi laa bokk parce que man donc du ma acteur principal. yaa Soxna Batoor. yaa Mareetu Bigué aussi. c'est-à-dire mën naa ni ñun ñëpp sax ay acteur principal lañu. mais comme ni mu demee nii sama côté musuma xalaat nii lay demee. puisque voilà nga gis koo xamante ni ci benn séquence bu ndaw nga ko gis rek woo ko. jox ko rôle bu toll noonu la dafa ko amul confiance ci nit ki doo ko def. confiance la wala dafa am leneen lu maar dencoon lu mu wanagul woon sénégalais wala lan la. waaw man sax sama wàllu bopp des fois damay jouer ba ci yàgg mu jaaxal ma. waaw damay jouer ba ci yàgg ma toog di seetaan sama bopp mais daf may jaaxal dama ni waay ala mais man maa def lii. pour wan la ni na rek. am na ci yenn entourage yoo xamante ni boo fa nekkee. voilà forcément di nga am benn niveau bi nga xamante ni da nga koy atteindre et puis man nekk ak ñi nga xamante ni voilà dañ lay jàppale ci benn côté dañ naan la defal nii jaaral nii boo defoon nii lii dina baax boo defoon nii lii dina baax ñu aidé ma au fur et à mesure may dem nag bon ci laa xam ni fii su ma fi nekkee lii laa war a def fii su ma fi nekkee lii laa war a def au fur et à mesure ñuy def nag voilà affaire bi léegi dama koy def vite fait su ma koy dóor bu ma xasee ba sol mbub bi rek voilà Marlo ñëw na quoi dama koy dóor vite fait et puis voilà. mooy loolu. Marlo ñëw na macha allah loolu di lu am solo mais ba tey rek xëy na mal rôle bi nga xamante ni tey yaa ngi ko fay joué. naka nga mën a expliquer sénégalais ci rôle bi ngay nekkee ci biir famille sénégalaise. waaw xanaa expliquer waat. puisque duñu jóg ci di ko expliquer. sénégalais yi dañu war a ràññee personne ak personnage. personne mooy maar bi nga xamante ni moo toog di wax ak El Hadj nii. yaa ngi comprendre. personnage bi nag mooy li nga xamante ni moom laa incarné ci famille sénégalaise. du benn personne ak personnage chaque fois ñu wax leen ko. dem naa ba dañ may wax loo nga xamante ni daf may metti damay bëgg di riposter mais du ma ko mën parce que su ma ko defee rek wàccee sama bopp. puisque da ngay dégg loo xamante ne daf lay naqari ñu jàpp ni Marlo nii la mel. ci mbedd mi wala ñu lay woo téléphone ay numéro privé. di la saaga loolu du ma taay di ko wax. léegi sax lañ ko bàyyi bi ma commencé di média yi di ma invité. ma leen koy wax ci lañ ma commencé numéro privé sax dootuma ko wuyu. parce que bu ma ko wuyoo rek. saaga ndey ci topp. xam nga loolu tamit neexul. je me dis que ni sénégalais bu defee benn affaire. affaire bi réussir pour man dañ ko war a récompenser. mais waruñu ko wëlbatiku di ko saaga. Marlo réussir na rôle am. Soxna Batoor Mareetu Bigué Sagar Ngone Alla Aïcha xam nga Simone Pend ñoom ñëpp réussir nañu seen rôle. képp ku nekkoon ci biir famille sénégalaise jàpp naa ne réussir na rôle am. mais dañ leen a war a décerner des prix. mais non pas que ñu leen di saaga. yaa ngi comprendre c'est-à-dire loolu moom mooy xaw a métti ci xol des fois da ngay ragal a jaar benn bërëb wala des fois da ngay ragal a génn sax di def ay statut wala lii parce que boo dugalee benn affaire ci réseaux sociaux yi rek voilà saaga nañ la ndey. commentaires yu négatif yi mooy ëpp que commentaires yi nga xamante ni moom mooy positif. mais ku jàkkaarloog maar wala boog ku jàkkaarloog papa. mu toog nii di nga xam ni soxorul bondul. c'est juste rôle bi ñu ko joxoon. mu incarné ko. macha allah sénégalais yi am na ñu bëgg am na ñu bañ. te àdduna moo demee noonu. kenn du leen ko bañal du dëgg mais nit ki boo koy bañ ko ci li nga xamante ni. voilà lu jara bañ la quoi. mais te lu juste fiction la rek. amul leneen quoi. te mu nekk loo xamante ne li ngeen di joué dafa nekk réalité boo xamante ne dafa nekk ci biir société bi ngeen won ko sénégalais aussi. loolu tamit foog nit ñi comprendre ko. waaw loolu la mooy li may wax. nit ki du ni mu waxee la mel. waaye ni mu jëfee la mel. ñun tey jii dañuy ñëw. di wax. di def am na benn séquence bu ma nit ñi doon woo démb mooy épisode bi passé. ci entre kii ñeeña la du ma ko may sama doom dama am problème pour wax ko. bi may joué dama am problème pour wax ko. lu tax nga am problème bi. parce que dafa metti le fait li nga ciy xaar après. li la ciy fekk te lii laa ci doon bañ. am na ñoo xamante ni samay fans la ñu woon. mais bi ñu seetaanee épisode boobu ay ñeeño lañu. je te jure dañ ma woo téléphone démb ci guddi boobu maa ngi nekk ak pili sax toog ak moom di waxtaan. sama ko woo ma yaa ngi comprendre. bi ñu ma woowee mu expliqué ne ma yow kii daf la bëgg waaye démb da koo seetaan rongo ñi di këpp di jooy ma ni xoolal soxna si billaay wallaay yàlla xam na ni bi ma koy wax sax man mi sama wàllu bopp dama am problème. mais loolu waxuñu ko pour blesser leen. mais la preuve bi ma ko waxee. Bigué dafa retourné tontu Soxna Batoor ne ko waaye yéen loolu mu ngi am ba tey. ay kii géwél la kii géer la amul sens. loo xamante ni yàlla waxu ko yonent bi waxu ko. kon ñun lan moo tax ñu bëgg koo
maanaam sip wala di ko voilà wutal fu mu dëkkul wala yu demee noonu. c'est-à-dire damay am problème pour wax ko je te jure El Hadj am na yenn wax yoo xamante ni dama koy wax mais dafa may metti parce que après damay xam li ma ciy fekk mais waa ji bind ko pour blesser kenn. bind ko pour voilà di toroxal kenn. daf ko bind. duñ ko may géwél wala duñ ko may ñeeño ñu bàyyi loolu parce que loolu yàlla waxu ko yonent bi waxu ko. boo déggee àll mi ngi naan loo xamante ni yàlla waxu ko yonent bi waxu ko. wax dëgg yàlla voilà expliquer mu leer quoi. mais dafa mel ni Sénégalais yi ba tey mënuñoo comprendre. ba tey mënuñoo comprendre te il est temps ñu comprendre. théâtre dafay yeete. ñun li ñuy def nii yëpp yeete moo ñu ci c'est-à-dire dafa bëri ay c'est-à-dire nu ma ko mën a waxee sax dafa bëri ay secret yu nga xamante ni mu ngi ci biir. te bu ma taxawoon la naan la fii ñi ma woo naan ma li ngeen def dafa am dafa bëri. su ma taxawoon di ko wax émission bi maanaam mën na durer 2 heures de temps. pour wax la ne ñun lu ñu joué. lu ko raw am na. wallaahi lu ko raw am na. parce que tey boo xoolee famille sénégalaise li mu tënk dafa bëri. dafa bëri. te des na yeneen yoo nga xamante ni mu ngi ci suñu kanam. yoo xamante ni ku ko seetaan dina xam ne lii am na. faw sénégalais yi comprendre quoi vraiment. mais c'est dommage dafa metti quoi dafa metti. foog sénégalais yi comprendre loolu aussi lu am solo la waaye ba tey rek explication bi nga xamante ni tamit aussi bëgg naa ko tamit. dëkk ak jabar mu teg la benn pression bi en tant que jëkkër. poussé la taxaw sa kanam. loolu aussi jàngat la boo xamante ne nit ñi ngi koy dund seen biiri kër ba tey. wax dëgg la xam nga El Hadj am na ñoo xamante ni. lu xas ba nit toog seen nopp. loolu la ñuy gëm. góoru benn nopp dafa am. góoru benn nopp dafa am en plus kooku doon ku nga xamante ni. c'est-à-dire moom sëyam yëpp daf ko basé ci mystique mooy Soxna Batoor li sénégalais war a comprendre mooy dañoo war a delluwaat ci ginnaaw famille sénégalaise delluwaat ci épisode yi weesu. mën a comprendre suite bi puisque am na ñoo xamante ni dañuy doog a dabe dañuy doog a dabe du ñu comprendre le passé mais bu ñu demee ko xool le passé dinañ xam ni Soxna Batoor daf ma yóbbu ci sëriñ. ne ko kii dama bëgg lu mu wax. waaw lu ma ko wax mu ne waaw. mu ne ko li ma koy jox nii de li ma lay jox nii bokk soo ko defee. loo ko wax waaw lay wax wala boog bakkanam dana rot mais moom egg na ba si ne sama bakkan na rot. ngir rek lu mu ma wax ma def ko. waaye léegi man li sama arrangement mooy mu wax ma dara ma def ko. te bu ma koy def du ma ko tey. doo ko tey puisque daf ma mystique daf ma mën quoi. daf ma te loolu yéen a ngi ciy jàngale yéen dañ leen mën ci loolu. très bien très bien. ñu mën a xoolaat seen bopp mën a xoolaat seen doxalin. te tamit aussi ñu mën a wax ni ñaari jabar boo ko yoree da nga koy yemale. loo defal kii defal ko kee. mais bul jeng góor gu jeng baaxul. góor gu mel ni Marlo hélas non loolu moom yàlla ci yàlla musal quoi vraiment. non dafa metti des fois am na yenn séquences yoo xamante ni. c'est-à-dire bu ma ko seetaanee ba pare dama naan non mais attends. man saa yi lii metti na tamit lii moo tax sénégalais di saaga Marlo parce que lii voilà lii dafa yokk quoi. jigéen bu lay manipuler lu man des fois sax damay mere sama bopp. mais da ngay xam ni voilà. film la rek sant yàlla quoi. film la na ko sénégalais comprendre noonu rek nañ ko comprendre surtout loolu. faaw ñu comprendre ko bu ñu ko comprendre rek après voilà li ci topp dinañ ko mën a seetaan parce que am na ñoo xam ne dañu naan man da bàyyi naa chaque jour victoire Soxna Batoor. chaque jour victoire Soxna Batoor mais bu ñu bàyyi. suñu bàyyee rek après dinañ ko rëccu. nañu xool ba fi muy mujj. nañu xool ba fi muy mujj bu baax a baax mbokk yi di leen fàttaliwaat bu baax rek Marlo la ñu dalal bu famille sénégalaise. di ndaanaan loo xamante ne ba tey wax naa ko sénégalais yi bëgg nañ ko à travers li nga xamante ne mi ngi leen ciy bégal bu baax a baax waaye ba tey Mar nga doon artiste nekk Thiès diggante Mar ak artiste Thiès yi lan lañ si Mar mën a exprimer tuuti. waaw loolu nag El Hadj dama ciy sawar. ndax mën naa ni bokk naa ci artistes yu gën a ndaw. yu fréquenté les ténors à Thiès fi mu ne nii ay Guèye Teranga Aziz Niane Saneex ay Laay Saw ko li ma Alsane Guèye Maxu Iran Dian Kombe ainsi de suite ñun ñooy nekk c'est-à-dire ñun dañu am benn groupe WhatsApp suñu biir artistes comédiens yi tey jii rek dañoo waroon am marche mais après dañ ko annulé artistes comédiens yëpp ñu ngi ci biir bu ñu amee mas dañuy dem fu nekk Dakar dem ay comment dire Mbacké Saint-Louis fu ne la ñuy dem daal di dem di football jéeg affaire yooyu noonu pour wan la entente bi am ci artistes yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk Thiès fii kenn yëgul succès parce que tey jii benn Marlo mënu fi jaay dara à Thiès benn pili mi nga xamante ne ñooy nekk guddeeg bëccëg suba ngoon mënu fi jaay dara benn artiste bu nekk Thiès puisque fii loo fi jaay fekk ku la ko ëppale dëxëñu ak moom li nga xamante ne nag moom nga leen di wan ñu jàpp la teel a bëgg la fonk la mooy nga wàccee sa bopp jox leen cër bi ñu moom
te fu ñu leen fekk dinañ leen jox cër bi ñu moom ba ñoom xam nañ ci dara. yàlla xam na ko ay géej teraanga man sama waay la ñii nekk li mu nekk Dakar nii moo tax rek mais chaque jour que jëfee ñooy toogandoo. te moom mag fuuf mais damaa wàccee sama bopp ànd ak moom la boog moom dafa wàccee boppam. ànd ak man. man it ma fekk si ko ci loolu. parce que tamit ki la jiitu ci néeg bu lëndëm moom moo la mën a wax nooy toogee. aussi maa ngi jàng ci ñoom am na lu bëri loo xamante ni balaa ma koo def dama leen koy laaj. bi ma waa Pikine di woo moom Gueye Teraanga laa njëkk a woo. ne ko lii ak lii lii ak lii mu ne ma lii ak lii lii ak lii ak lii ak lii. te yàlla mi ma tiim xam na depuis loolu rëccu ma ci dara. ba nii mu ngi may conseillé Aziz ñaan aussi tamit la même chose. ñoom ñëpp dañ may conseillé bëgg ma teg ma fu nga xamante ni. wallaay teguñu fa sax seen bopp. je te jure. chaque jour que jëfee ñu ne ma lii ak lii lii ak lii lii ak lii. te damay ñaan yàlla bu yàlla tas yaakaar. amiin macha allah li tax question boobu noonu souvent li mag ngi di wax rek. ñaari kuy mënuñoo bokk mbalka waaye fu ay ndaanaan di daje. toogaay fa du fa yomb waaye li nga expliqué aussi dal na xel. parce que souvent dañ koy gis yu bëri ay concurrence ak defanteeg yooyu noonu. mais loolu yàlla dimbali na leen si de ah. oui non man moom. man damaa mënul sax bay concurrence ak kenn xam nga ku mën mooy concurrence. koo xamante ne tey jii dañ ne ko yaa fi mën. je pense que ni kooku warul sax concurrence sàkkantuma ku mënul. xam man mënuma man lépp lu may def dañ ma ko def loo. lépp lu ma wax dañ ma ko wax loo bu doon sama sago rek man du lu may wax soo ma laajul du ma wax. soo ma ni waxal lii ak lii ak lii ak lii famille sénégalaise li ma wax yëpp dañ ma ko wax loo. kon lan laa mën man mënuma dara. ki bind scénario muy Alioune Ndiaye di ko saluer de passage ak jabaram Ndeye Awalo ñu baax yàlla xam na ko bu ñu eggee fii ba nit ñi di ñu dëppi caméra wala boog ba nit ñi di ñu bëggee ñoom la te xeebuñu ñu benn yoon yàlla xam na ko muy doon ku baax di ko ñaanal yàlla nag li muy sumb ci milieu théâtral bi ak affaire yooyu noonu yàlla àggale ko ba fu mu mën a jëmit jàmm rek lay am man kooku moom man xam naa ni jàmm rek lay am Moussa Ndiaye non dafa baax waxuma ko pour dara mais dafa baax barke alxuraanul karim yàlla rek a tax may wax moom borom baax la xeebul kenn xeebul xalaatu kenn aussi te alalam du ko boole kenn ñaanal yàlla na ko yàlla gën a dolli gudd fan ak wér mook jabaram voilà macha allah fu mu nekk nii nag yéen a ngi ci li nga xamante ni moo di famille sénégalais nag yaakaar naa ñu ngi xaar Marlo ci yeneen mbir projet Mar yi ci yan projet la Mar nekk ngir sénégalais. waaw xam nga artiste da nga war a bëri facette. tey jii bu ñu la xoolee fenn rek ba nit ñi jàpp ne yow fii rek nga mëne te man xam naa ni yàggul dara dina commencé daw. dinañu gis Mar ci beneen facette wala boog dinañ gis Mar ci yeneen facette. fu ne laa mëne macha allah. parce que defe naa bu fekkee ni da nga doon artiste. mënoo yem ci benn kii rek quoi c'est-à-dire yem ci benn personnage rek di ko incarner. voilà mais ma wax leen sénégalais ni encore une fois nañu xaar Mar ci yeneen facette maa ngi ci tournage yi ma nekk aussi bëri na trop sax. maa ngi ci ay sketch maa ngi ci aussi tamit yeneen série comme bu mel ni famille sénégalaise. ainsi de suite nañu xaar Mar bientôt léegi mu génn incha allah te dinañ xam ni voilà Mar moom fu ne la mu ne daal. waaw comme ni ko ñenn di waxee ñàngal beeg. non ñàngal beeg yooyu mais est-ce que Mar mën nañu ko xaar un jour viendra ci comédie. moom laa lay wax nii. parce que ñu ngi fi lim ñëpp ay gars yu neex rek nga fi lim. moom laa lay wax nii fi mu doon ñi ma la fi limal ñii. lobby boobu noonu dañoo def benn am nañu ay sketch yu ñu dawal ba noppi. pare nañ tournage il y a de cela 3 jours. xam naa ni daal d'ici une semaine wala 2 semaines. dinañ commencer diffusion bi incha allah dinañ gis Mar ci beneen facette déjà ba bande annonce bi dawee rek. yenn commentaires yi dama koy lire ñu ne waa mais déedéet kii xanaa du Mar kay. pour wan ne leen rek voilà dinaa bett Sénégalais yi. incha allahu rabbi. waaw dinañ te artiste noonu la war a mel da nga war a complet si da nga war a complet artiste moom boo complet wul rek. mën naa ne sab artiste des na. da nga war a complet waaw bañ a yem ci benn facette rek loolu baaxul quoi. man moom yàlla dimbali na ma. te sax ci comédie laa dooree avant waa ji di ma avant may dem Pikini. comédie laa dooree cas ak booy séeréer. moom mooy pili pili. voilà dañoo nekkoon ci kombe. ci kombe bi moo ñu doon defloo ay série am nañ fa ma xool 3 ans yoo xamante ni. ay série rek la ñuy def cas ak booy séeréer. ba yàlla dogal tamit ñuy dem di dem ba commencé voilà mooy loolu daal. def buum. waaw xam nga depuis xale ñooy ànd. non mën naa ne sax du ma ni depuis xale quoi mais suñu ànd bi yàggul mais bon ni mu sincère nii. macha allah dañuy ñaan yàlla gën ci def jàmm. parce que xam nga tamit bu fekkee ni yàlla dafa dogal nii. ngeen bokk li ngeen di liggéey. di ànd guddeeg bëccëg suba ak ngoon parce que am na ñoo xamante man am na famille sénégalaise. ñu ci bëri ñu ngi déggante. bu ma leen gisee
balaa ma laan gisaat yàllaa xam puisque man maa ngi Thiès ñoom ñu ngi Dakar. du dëkk mais n'empêche que dinañ déggante. mais Thiès Pili Pili fii la dëkk Thiès démb rek ñoo nekkoon. ba nii sax avant maa commencé émission bi moom laa doon waxal par WhatsApp. du dëgg di ñaan yàlla suñu ànd bi yàlla def ci jàmm puisque lii lañ doon xaar quoi. vraiment lii lañ doon xaar démarré ndoo Thiès ak booy séeréer. Thiès jékki-jékki nekk ci côté am di dóor man ma nekk sama côté di dóor séeréer nekk côté am di dóor. loolu moom dañ koy sante yàlla di ci sante aussi tamit Kombe mi nga xamante ni. moom moo def ba Sénégalais yi xam ñu daal. ci moom lañ dooree mën naa ni. macha allah loolu di kàddu yu am solo mbokk yi ba tey di leen fàttali rek Marlo la ñu dalal tey fii ci Sénégal Buzz 221 fas yéene seex ak moom li nga xamante ni moo di waxtaan bu am solo waaye ba tey rek Mar ci actualité laa bëgg ñu waxtaanee ko ci fan yee ñu weesu yàggul dara sa xarit soxna Bator mbir génn na ci moom ci li nga xamante ni mën nañ yàqante ak wax li nga xamante ni tey wóoru la ci nit ki ba ay vidéo ay photo génn ci waaye lépp rek ajowoo ci li nga xamante ni liggéey la tey ba nga rumeur boobu ak coow boobu te nga xam ko naka nga ko dundee. waaw xam nga yàlla dafa dogal ni man soxna Bator sama séddoo la du ma taay di ko wax. suma xarit la suma confident la mën naa ne sax suma man maa ko dénk sama bopp. sama manager la. du dëgg. kon su ma waxee rek war naa wax ci moom. mais dafa am loo xamante ne nag wax dëgg yàlla soo ko déggee. di nga def taxaw seetlu. man yëguma ko woon. man ay 0 heure lañ ma woo téléphone. ne ma maar ma ne waaw sa soxna si Adamo moo koy directé te xaw ma lan rek la man yooyu daal ay Adamo man dama koy dégg rek laa am ci moom wala boog yenn kii yi di romb may xool ak affaire yooyu noonu quoi. man leen lu ngeen di wax nii xam nga après nag man ni attends appel yi tàmbalee bëri man ni non mais ñii moom li ñuy wax nii ma xool gis ko mu nekk en ligne ma message ko mais bi ma ko messagé lim ma wax looloo dalal sama xel. parce que xam naa ko. soxna Bator du ko ñàkk fayda. ku baax la bëgg boppam xam lu muy def xam fa mu jëm tamit. kon nit ki boo ko xamee bu ñu lay wax ci moom safaan yow war ngaa xam lu nekk ak lu nekkul. ci lu leer. jaxase woon nañ sama xel nag. parce que voilà man dama gaaw a perturbé ak ni ma mel ak moom quoi du dëgg. bi ma ko woowee mu vocal ma lire vocal bi ma ne ah kon alhamdulilah bàyyi gars yi ñuy débat. sax xam naa ko. waaw. te lu dul dëgg du yàgg. sa ak ni mu àndee conscience tranquille vocal ma man xam ni kon lii bu fekkoon ni am na non du comportement bii lay amee quoi. du dëgg. xawoon naa tiit nag. mais bi ma dégloo vocalam ci laa ne voilà. sénégalais nag li ñu doon xaar wala boog li ñu doon xaar ci moom ak fi mu leen indi du benn parce que gis nga bu fekkee ne da ngay incarner benn rôle ñëpp bañ la ci. nit ñi dañuy bëgg ku am dañuy yàqamti sa chute parce que ñu ko bañ ci rôle bi dafa bëri. dañuy yàqamti bu am defet fu mu toll nii loolu bu amoon rek dootul jar dara ci àdduna bi man sama xel ci yooyu la doon dem. lii bu amee nan lay génnatee nga xam dafa bëgg àdduna. bëgg nit. foo ko gis bañu mi ngay njëkk a séen. ak yeneen xam naa ci moom lu xamante ni bu ma ko doon wax fii ba suba du ma fi jóge. donte yàgguñu tournage la ñu xamante. mais mu jël ma def ma ci boppam ma ne aussi la même chose. ak yeneen yoo xamante ni voilà du ma ko mën a wax mais bu fekkee ne da nga dégg safaan ci moom. yoon la nga jël sa téléphone woo ko mais bu la waxee li mu wax moom jàpp ko ba keroog ngay gis leneen. te yàlla dogal na ni li ma wax man laa jàpp te loolu moo am ba seen léegi sénégalais xam naa ni war nañ ko mën a may jàmm. waaw mais à chaque fois dama koy faral di wax artiste wala sénégalais dafa tàmm benn affaire boo xamante ne ci artiste lu ndaw wala dara rek ñu jël ko valoriser ko. ci yàqante. ak xam dara ci nit rek ñëw weer ko ci penc bi. waaw xam nga El Hadj siiw du jàmmi borom. li mu siiw moo tax loolu arrivé ko. mais bu doonoon beneen nit la non mais seen yoon nekku si yoonu nit ñi nekku si duñ ko photo sax bay jël di dugal ay kii ak yooyu noonu. mais siiw du jàmmi borom. mais da ngay ñaan yàlla à chaque fois rek fañ lay xaaree ci lu bon yàlla bañ la fa jubali. du dëgg ku ñuy séentu ci gaalu xaj na nga fexe ba buñ la fa fekk. te man xam naa ni duñ ko mës a fekk ci ñàkk fayda billaahi liggéey la xam. du noppalu benn yoon. liggéey la xam barke alxuraanul karim. liggéey la xam te sénégalais yi nag am na yoo xamante ne dañ ci war a bàyyi xel. doomu jàmbur la. booy yàq doomu jàmbur. xool ko ci sa bopp. am na loo xamante ni boo demee ba di ko teg ci deru nit ki. daf la war a leer même bu la leeree sax war a koo wili pande puisque voilà ñëpp ko bëgg. ñu koy bëggee am na fan yi am na leneen ak yeneen ak yoo xamante ni voilà ay alentour yoo xamante ni ñu ngi ci moom la ñu yaakaar ak yeneen mais bu ñu déggee tamit ñuy yàq deram. loolu neexul kenn.
sénégalais yi dañu war a xoolaat seen bopp bu baax a baax a baax yàqante der bi dafa bëri te amul sens. liggéeyam la dafay liggéey ci liggéeyam lañ ko fekk bëgg koo yàqal. du dëgg ci liggéeyam liggéey la doon def. bëgg koo yàqal bëgg koo toroxal bëgg koo wili te même pas 48 heures. affaire bi wër na àdduna. bu doon dëgg la it noonu lay wëree àdduna ba dootul jar dara. sénégalais yi li ñuy def nañ ci xoolaat yàlla. parce que gis nga dund bi yàggul. bu doon message boo leen di lancé ñoom sénégalais yi pour taxawaay bu am solo bu ñu war a taxawaay ci artistes yi nga xamante ne aussi ñu ngi génn di leen di bégal te lépp lu ñu def rek ngir sénégalais la. voilà taxawaay bu sénégalais war a am si ñoom ci yu mel nii bu am. man je préfère ñoom ñu sàngaleen sutura. sénégalais yi comme tey ji yàlla dafa dogal ni benn maar bu lay bégal wala benn soxna batoor bu lay bégal je pense que ni waroo mën a yàq deram war nga ko mën a encourager bu doon def benn def fukk parce que dafay bàyyi temps yëpp bàyyi liggéeyam yëpp pour satisfaire sénégalais yi wala boog pour yee sénégalais yi kon ki nga xamante ne dafa jug pour jàngale. mais encourager ko ci li mu ne. au lieu que nga taxaw di ko wili pan baax a baax te nga xamante ni àdduna amul solo daal fii lépp loo fi wax it di nga ko waxaat. di nga ko waxaat waaw kon li ngay wax na doon mu lu leer lu wóor wala boog booy wax waxal ci moom lu baax. mais bul wax ci moom safaan. loolooy problème mu sénégalais yi quoi. waaw ki nga xamante ne mooy Willy Pandé Fouta nag kooku moom loo koy wax moom. non kooku kay man damaa yaakaar ni yaramam neexul quoi kooku moom vraiment. yaramam neexul quoi am na ñoo xamante ni bu doon ñoom la du doy quoi. non du yam fii. loolu baaxul kenn du ko def. te maa ngi dégg ñu ne ci équipe technique bi la bokk. ci gaayam mi la bokk affaire yooyu mais yooyu rafetul. loolu mu def ko après mu amal ko ban njëriñ. ban njëriñ même bu fekkee ni dañ lay fay sax bul yàq doomu jàmbur. xool ko ci sa bopp bu ko woon tey jii ngay def benn affaire ñu yàq la. ku mu doon yow di yow am na yoo xamante ni nit waru ko def. vraiment nelaw na de. doy na waar jublu woon mais nelaw na quoi waaw. macha allah loolu tamit loo xamante ni rek xëy na actualité la boo xamante ne mënul woon ñaax ñu waxtaan ci ak ki nga xamante ni tey moo di Mar. mais ba tey rek Mar wax naa ko léegi sànq projet yi sénégalais di xaar ak yooyu yaa ngi ci. waay yaa ngi ci du yàgg dara mais famille sénégalaise. suite bi lan la sénégalais mën a xaaraat rek te xam ni moo nar a dàq li ñëwagul lan la sénégalais mën a xaar. ci waaw xam nga famille sénégalaise moom. chaque jour ak bi muy indi wala boog ak li muy indi. bu dëgg parce que famille sénégalaise moom mooy li may wax rek dafa doon film ba nga xamante ni ku ko seetaan soit ñu ci bëri nee nañu bu ñu koy seetaan man am na benn commentaire bu ma rii kooku moom daf maa rey quoi. moom nee na bu famille sénégalaise seetaan commencé. ci frigo bi lay dugg quoi. pour féexal xolam parce que voilà am na yoo xamante ni nee na mënu ko supporter. te loolu lu gën a pire loolu am na ci kër yi man dama bëgg sénégalais xam loolu. lu gën a pire loolu am na ci kër yi pour wax sénégalais yi nañu xaar suite. gis nga nit ki faw nga xam fa mu jëm. pour nga mën a expliquer ni dootuma ko seetaan wala ñu bëri nee nañ dootuñu ko seetaan mais pour lan nga commencé ko fii ba premier épisode bii ba 48 xaw ma 49. nga ne li ci des doo ko eggale parce que chaque fois soxna Batoor day gagné. mais nañu xool man loolu rek laa leen di wax. nañu xool bu ñu abandonné film bi nañu xool. waaw. nañu xool bu leen abandonné film nañu xool xam naa ne loolu lu am solo la waaye waxtaan bi neex na Mar fu mu nekk nii ñu ngi bëgg a jël temps yi mais dafa am loo xamante ne nag moom laa bëgg ñu tëjee ko parce que sénégalais nag ñoo koy laaj yi bëri na man nag bu ma toogee ak Mar dinaa ko waxtaanal sa digganteeg soxna Bator nit ñi ne relation amoureuse daf cee am non tontu bi lan la non sénégalais bi daal xam nga lan mooy problème bi bu ñu jàppee ni sama diggante ak soxna Batoor relation amoureuse daf cee am. ñoom nañ jàpp loolu. waaw bu ñu bëggee jàpp loolu. nañ jàpp loolu ku bëgg a jàpp leneen tamit na jàpp leneen. mais lan la maa di teg suñu loxo. non explication bi loolu la rek. explication boobu moom mooy gën a leer quoi bu ñu jàppee lii am lii mais maa day teg suñu loxo dara. mais lan moo tax ñu bëgg a jàpp loolu. lan moo tax ñu bëgg a jàpp loolu. est-ce que nekkul dañu laa yéene lu baax. non du loolu parce que sénégalais bu defee dara rek am na lu tax quoi wala boog su waxee dara rek am na lu tax. mais est-ce que yéenoo ñu la lu baax tamit wala ñu gis couple bi naaj ak ñu bëgg a taxawal. wax dëgg yàlla couple bi moom nice na moom. trop kay waaw couple bi moom macha allah nice na. am na entente. mais dama ni. encore une fois ma wax ko sénégalais yi. bu ñu jàppee ni Maar ak soxna Batoor relation amoureuse dafa am nañ jàpp loolu. ñi nga xamante ne nag dañoo bëgg a jàpp ni Maar ak soxna Batoor. du relation amoureuse c'est juste voilà rôle bi nga xamante ni ñoom ñaar dañ ko incarner mu réussir. ba ñu am entente nañ jàpp loolu. Maar ba tey yaa ngi may sénégalais lu ñuy wax de tey woo sama loxo lu leer man fu nekk nii dama bëgg a xam am na wala amut. non dégg nga lu mu la wax. hélas Ali jàpp ci mag wiiri wiiri bi. nañ def dara suñu loxo wiiri ma de xam li problème bi.
ku ci nekk am nga droit ne lii la. yow El Hadj li nga gis. yow li nga jàpp ni sama man ak Soxna Batoor noonu lañ demee. sama waaj yii di caméra yi jàpp loolu. ku ci nekk ak fa ngay gisee. ku ci nekk ak fa ngay xoolee. fa ngay waxee bopp. du dëgg nit ñi kenn mënu leen tere wax. parce que defe naa du maar ak Soxna Batoor rek lañ ko njëkkee. waaw du dëgg. am na fi ñu ngi naan ndax ñoom ñaar ñii dañuy génn wala c'est-à-dire am na loo xamante ni entente mooy am. diggante ñaar ñi nga xamante ni ñoom ñoo ko séq. entente dafay am. dañoo yabante dañoo miinante. man ak moom suñu séquence. bu ñu ko c'est-à-dire bu ñenn ñi di tourner. man ak moom dañuy mécanique. am na suñu scénario yi suñu téléphone lay nekk. day yor téléphone am ma yor suñu téléphone. mu ñëw dañ koy waxee comme ni ñu koy joué dañ koy répété. comme man ak moom bu caméra yi tàkkee ni ñu koy joué. damay ñëw ma ne ko par exemple taxaw naan ko soxna ak voilà ñàngal beeg yooyu yëpp moom it mu def ay feemam ak yooyu yëpp nga xam ne bu caméra yi tàkkee rek vite fait. dañ koy dóor. déggoo xëy na voilà très bien. xëy na déggoo boobu nag moom moo am sama diggante ak moom ba nga xamante ni man ak moom bu ñu taxawee di dóor du ñu taxawaalu fenn dañ koy dóor vite fait. xam naa nag sénégalais yi ci loolu la ñu sukkandiku. ak voilà complicité bi may am ci yenn vidéo yi ñuy ànd TikTok wala feneen ak feneen. ñu koy gis ak yooyu noonu xam naa looloo tax rek ñu ne. mais li ñu sénégalais di wax daal amul. li sénégalais wax amul. lu waay mën a jàpp na ko jàpp. El Hadj Thiass naa la seet si nga wax ma ci lu leer pili pili comme que maa wax tegul lu leer sama loxo ma naa la seet si nga wax ma parce que yaa gaay nañ ko jàpp. man lu sénégalais war a mën a jàpp rek nañ ko jàpp. mais tamit nag lu naaj de lu war a mën a nekk. kenn mënu leen teree wax quoi. kenn tamit dañ la kaa yéene rek. lu waaw baax na yàlla baax na. comme dañ ma koo yéene yàlla baax na. seen yéene yàlla bu yàlla tas yaakaar kon. kon baax na yàlla bu yàlla tas yaakaar. bu yàggee mu sotti. non. mais ça fait plaisir ah Mar kontaan nañ bu baax a baax ci jàkkaarloo ak yow seqoon ak yow waxtaan. ñu def la ñu koy defee ak ñoom ni naa leen mënu leen dem sans ñun ñu nit mënuñoo dem sans yéen. ndax ni ko mag ju baax ji di waxee rek ñu bokk teen ñooy laxasoo ay gocc. kon yaakaar naa ne bu ñu toogee ak yéen jotaay bu am solo la rawatina ñi nga xamante ne ñoo leen di bëggee. di soppee ak fans yi lii la ñu bëgg ci yéen yaakaar naa ni tey ñi bàyyi xel Sénégal Buzz 221 xel. bu ñu gisee lii ñu leen indil ci Mar dinañ kontaan seen xol dina sedd Mar. dernier kàddu yi ngay tàggatoo ak mbokk internet yi lan lay doon. dernier kàddu yi mooy di sant ñëpp. di gërëm ñëpp di baalu ñëpp ak. parce que man je pense que ni war naa baalu ñenn ñi ak. parce que damay dégg ñu naan ma démb da nga maa jooyloo wala lii wala laa. képp ku mës a seetaan famille sénégalaise. Maar joué ci lu la naqari wala joué ci loo xamante ni daf la jooyloo maa ngi leen di ñaan te yàlla rek tax ngeen jéggal ma baal ma. maanaam du caagi ni dama jël intention pour def leen lu bon wala dara mais c'est juste rôle bu nga xamante ni dañ ma ko jox ma war ko incarner. loolu moom moo tax mais maa ngi leen di ñaan ngeen baal ma ak. baal naa ñëpp ak di ñaan nag ñaanu Oustaz Alioune Sall di El Hadj ñaan am solo. mooy yàlla na yàlla defar seen i mbir. defar suñuy mbir te def ci suñuy poos dara. loolu amiin waaye loolu dëgg. sant naa ñëpp gërëm naa ñëpp su jeexee rek jeex na. macha allah su jeexee rek jeex na mbokk yi di kontaan bu baax a baax ci jàkkaarloo ak maman ni ma leen ko waxee rek nit la ko yàlla baaxal waaye nit la ko aussi koo xamante ne day bégal sénégalais ci lu mu nekk ba taxit tey ñu dalal ko fii seqoon moom ak moom waxtaan di kontaan bu baax a baax mbokk yi di am mbégte ak kontaan di leen jox dig daje ci beneen numéro jërë ngeen jëf. ay jafe-jafe àdduna jàngoro wala bopp bu jaxasoo nekk ay mbir yu ñu mën a jànkonteel ci àdduna waaye bu mu la tax a jaaxle ndaxte yàlla wàcceel nañu téere bu sell bii di alxuraan teg ci may ay kilifa yu yàlla may ci wàllum xam-xam yu ko mën a làqati ba génn ci secret yu ñu mën a jariñoo kon nag moo xam muy góor di jigéen yow mii di ma déglu mag wala ndaw bul hésité gaawal gaaw nga contacter Serigne Mouhamed Diakhaté mu fajal say aajo ci nu mënti gaawee fépp foo mënti nekk moo xam nga nekk ci ay jafe-jafe mbaa jàngoro dal la mbaa nga bëgg a listixaar kon nag sama gaañi lépp luy wér gu yaram mbaa muy jafe-jafe